li ñu dajale fii te cee introduire tuuti ci wolof mooy fan yële ci gannaaw dañ leen waxoon ni du soobee yàlla daan dellu si ak yéen ci lii nga xam ne mooy lu garaaw lu am ci élection locale yi ndax Sénégal dañuy wax démocratie la waaye suñu xel war naa teg ci démocratie boo xam ne ki ñu teg ci bopp réew pexe bu mu mun a def pour ñi mu jàkkaar loolu war a ñàkk a dem ci élection rek pexe boobu dina ko def pexe bu mu munti def dem na ba tey suñu administration nga xam ne ndey ji seex la waroon a tëddee dugal na ko ci yëfu ñàkk solo yi suñu justice dugal na ko ci ñàkk solo yi wala lenn ci suñu justice lenn ci suñu administration looloo ko yóbbe woon ci mu am yu mu monté def ko ak lenn ci administration territoriale pour que ñun Yewwi Askan Wi ci bërëb yu bëri ñu bañ a mën a dem ci élection bi yàlla def ci mujj yi ñëpp gis ngeen ko waaye balaa loolu dem na wër ay nit yoo xam ne ni élection du doxee mooy gox ku nekk da ngay am koo jox sa kóolute ne ko yow yaa ñu fiy toogal yaay wax ci suñu tur bu joxe dem déposer liste jotee yaa koy déposer ak leneen mu dem ci ñooñu nga xam ne ñun Yewwi Askan Wi amoon nañ ci ñu dem jënd leen ci anam boo xam ne ñaaw yëpp rek liñ ci jublu mooy ñun ñu bañ a mën a déposer suñuy liste foofu bañ ko defee ci Matam la def ko ki ñuy wax Djibril Ngom ñun dañu ne woon nañu njëkk a toppatoo suñuy liste mooy dañu njëkk a dem ci cour d'appel yi pour ñu delloo ñu suñuy liste bu ñu jógee ci loolu mandataires yi nga xam ne jàpp nañ def nañu lu garaaw dañ leen di topp boobu moom Macky Sall dalal la bëggoon Djibril Ngom waaye xam nga li tubaab naan un crime n'est jamais parfait ba ñuy jël décision ñu ni dañuy topp Djibril Ngom ci yoon moom Macky Sall dalagu ko woon kon dama bëgg ñu leeral ko fii su ko dalal loolu yi dañ koy topp ci yoon parce que li mu def dafa garaaw ndax lu toll département boo xam ne am na lu ëpp 40 communes su ma jumul nga dem ñu jox la xaalis wala ñu am fu ñu jaar ak yow nga daw ak suñuy liste ñu woo sous-préfet Déthié mi woo préfet ak sous-préfet ne leen changé nañ ko sous-préfet ne pour ñu changé ko il faut mu ñëw ba taxaw moom ne moom dootul seen mandataire bu taxawul duñ ko ñu wër ko ci Matam bi gisuñu ko fu ne ñu wër ko nit ñi wër ko avis de recherche fu ne ñu dugg ko gisuñu Djibril Ngom loolu lan moo ko gën a ay ci démocratie kon bu ko Macky Sall dalal woon sax dañ koy topp li ñaaw ci biir bi nag mooy ñun moom dañ koo yërëm ndax Macky Sall moo ni mel Macky Sall ni muy defee politique salte na salte boo xam ne jël alalu réew mi di seet nit ñi fu ñu gën a néewee doole day seet nit fu mu gënee néewee doole mu jël alalu réew mi wala mu ut ay moyens de pression xool fu mu lay jekkoo di essayer teg loolu sa kaw pour ne la ñëwal ànd ak man wala defal li wax opposition bi mu fi nekkee ba léegi loolu rek la amul leneen ca jamono jooju réew maa ngi tumuraanke réew maa ngi torox moo tax fi mu ne nii jaaxle na ndax tappale yorul réew ci dëgg lañ koy yor mun nga tappale jënd ñu lay waxal fu nekk jënd ay patron de presse ku la neex nga tri ñu lay xalamal suba ngoon waaye sénégalais yi li ñuy dund loolu du ko réglé tey ci lan lay langaam suñu xëy ñu ne FMI nee na Macky Sall exemple FMI yàgg naa leen ko wax du suñu xarit du suñu mbokk réew yu jóg génn ci guute jamono ji yëpp Brésil bi FMI waxee dañ ne FMI d'accord ñëw lu laa teg fële FMI def ay méthode am Brésil jóg Mahathir fii ci Indonésie bi mu ñëwee FMI ne ko lii mooy suñu recette mu leen dégg naa leen même recette bi teg fële jaare na le Corée du Sud noonu la def dans les années 65 70 FMI ku mu tàccu rek mooy nekkoo ci yoon bu baax waaye FMI pour féliciter Macky Sall gars yi jël ko bind ma ne Sénégalais li ñuy dund FMI xam na ko
Sénégalais ñi ngi lekk ba suur ñi ngi naan ba suur njàng mi dox na faj mi dox na leneen ñu naan ma FMI mi wax na wala ñaari fan ñett yu ñu ne waaw Sénégalais bi France jox na ko raaya loolu mérite individuel la mérite individuel la ay raaya France ak raaya keneen ñun fii la ñu dal suñu réew mi wala su la neexee ñu jógati ne léegi nee nañu ceebu jën adduna bi nga xam ne ni ceebu jën nag Sénégal lañ ko xamee donte Gambie dina ko togg Mali dina ko togg Côte d'Ivoire sax dina ko togg Mauritanie dina ko togg Burkina léegi mu langaamu ci ceebu jën bi yow bu école bi di tàkk kenn du la gis nga def communiqué ci Skype kii Twitter réew buy tàkk doo ko def étudiants yaa ngi nii mi ngi tàng bu doon réew bu normal président wax na ci du ngeen mës a dégg Macky wax santé ñi ngi grève Macky du ci wax transporteurs yi grève nañu Macky du ci wax leneen geneen waaye ceebu jën mu nekk fi naan day def poste ah kaldu bi sax mbaxalu saalu yooyu yëpp suñuy paar cere mbuub yooyu yëpp nañ ko yóbbu waaye moom su meloon ni mu war a mel moom su meloon ni mu war a mel tey sénégalais dañ lekk ceebu jën ñaata sénégalais ñoo ñeme lekk ceebu jën ak coof ci digg ba léegi waa sax la ñuy defee ceebu jën jaay la géej gi yëpp mu naan xam nga lan kër de Sénégal ceebu jën nangam nag yooyu yëpp li muy wane mooy président bu matadi loolu tax nag ñu ne woon tappale gi dafa doy ba ñu ko annoncé ba léegi nag ma ngay essayer def ay pexe pour ñu fàtte ko parce que moom xam na li mu def ni mu aaye xam na li mu def ni mu garaawee te man li ma gëm mooy photo yi ki ko génne yéenewul Macky Sall jàmm photo yi mu photo Djibril Ngom ki ko génne yéenewul Macky Sall jàmm te xam naa ni neexu ko ku dem dajale na gaa yëpp lu ne mu ramasse la ndax li mu def dafa garaaw koo xam ne dafa def njombe Sénégal yëpp ñaawlu ko est-ce que am na Sénégal kenn ku rafetlu lu Djibril Ngom def est-ce que am na du kilifa diine du citoyen lambda du intellectuel du waa diaspora du yéen ñii sax du nag amul kenn ku rafetlu parce que Sénégal dañoo am ay valeurs quand même ñoom waa pouvoir bi ñu bëri dañ koo ñaaw parce que dañoo am ay valeurs yu ñu jàngal ñun ngor kóllëre kóolute dafa am nu ñu koy sàmmee donc loolu am ñëpp ñaawlu ko moom mu am sañ-sañu recevoir kooku ak benn boyet boo xam ne benn enveloppe boo xam ne ñoom déccee ñi xam xaalis xam nga ko nee nañu 10 millions daal la ñu porté ci nee nañu daal li ñu gis daal ñi xam xaalis dëgg nee nañu yooyu ni ñu ko takkee noonu fukki millions moom jàpp nañ ni ba nga fa léegi loolu moom xam na ni lu garaaw la def Macky Sall moo tax bi ñu ko annoncé ba léegi fu mu mun a taalee ma ngay taal su taalee fii mu tàkk mu taal fële jekki na day andi premier ministre ñun suñu yoon newul ci premier ministre ñun suñu yoon newul ci premier ministre Macky Sall lu muy def ak lu mu def ñun toppatoo ñu ko bu ko neexee mu nommé Farba mu koy riitil suba bu ngoon premier ministre ñun loolu yëngaluñu ndax bi muy génne poste premier ministre moo toog ba mu neex ko mu ne moom léegi moom dong kot doy na pour yor réew nee na moom kot doy na pour yor réew tey nee na day delloo si premier ministre te bokk na li mu ko layee nee na comme day dem Union africaine dootul am jot pour Sénégal doy waar a nga wax lu doy waar man nag yërëm naa Sénégal ndax koo xam ne bi muy nekk fi yor mandat Sénégal rek mënulul dara réew mi tey mu naan maa nga dem Union africaine ñaari fan yu ne mu jël avion naan day dem défendre l'Afrique l'Afrique n'a qu'à se gérer d'abord doog naan maa ngi leen défendre seen défendre yëpp mooy on a qu'à nañu jox ay droits de tirage spéciaux nañu def ay fonds pour jàppale Afrique alors que yaa ngi jaay suñu pétrole jaay suñu gaz jaay suñu géej jaay suñu zircon jaay suñu suuf si ba pare di wër di yelwaan loolu mooy gouvernance Macky Sall bi mu defee loolu sottiwul kenn mu laalu ko dégg naa sax ñu ne léegi Khalifa Sall lañu bëgg a def premier ministre monsieur le premier ministre bu ma fàtte donc bu mu xamee ni loolu sottiwul mu génne yeneen ak yeneen
vacances rek comme ça dañuy fekk bëri donc bi mu génnee ci loolu mu ne léegi amnistie delloo seen wax amnistie Khalifa Sall ñi ni toog mosu koo ñaan amnistie grâce sax wax ñaanu ko moo toog ba mu nekk ko mu signé grâce am ñu ñëw yenn ko forcé ne ko da ngay génn moom day gas ay kanam dugg ci guutam ba pare bëgg nag bu ciy génn di ñu ñëw toog ak moom pour mu génn ci fi mu ne nii lenn rek la Macky Sall bëgg lenn rek moo wax leen ko mooy lu muy def ba toog ak ñun nii dialogue la bëgg wax na ko sax keroog ci bi muy wax ak xaritam yi comme médias yi fii moom du wax ak ñoom nee na il est prêt à envisager amnistie wala réhabilitation loolu lu bees la ndax bu njëkk ko amnistie rek la waxoon réhabilitation mooy révision procès mais loolu yëpp ça doit se faire dans le cadre de dialogue boo xam ne woote nga ko fi woote waat fi lépp xëy rek phrase pour moom naxi mbaay la ndaxi mbay muy dajale nit ñi ñu ne ña ngay waxtaan mu xëy daal ci signé lu ko neex du loolu sottiwul façon pexe bu nekk def na ko ba yónnee ay nit sax ñu essayé fi ubbi ay débat ci ay waasoo ki ay xeeta ki dem saa ngay ñoom Barthélémy Dias ak nangam ñun loolu yëpp nag bi mu amee ñun xam nañ ni loolu ay contre-feu te dañu bëgg léegi sénégalais xam ne ñun fu ñu jëm xam nañ ko jéego ñuy dos xam nañ ko lii suñuy objectif xam nañ ko Macky Sall li muy def suñu doon newu ci moom ak askan wi la dootuñu mënuñoo détourner ci dara moo tax ñu continuer lii ñu nekkee nii ba tey jii ñu déposer plainte contre Djibril Ngom waaye suñu yemoon ci plainte bi dafay am lu manqué moo tax ñu ne moom mii ndeyu mbir mi moom mi nga xam ne moo def li mu def mënuñu koo ñàkk moom it topp waaye xam ngeen ni président de la république ci réew yépp ci àdduna daanaka dafa am lu ko yoon jagleel mooy du citoyen ordinaire moom nag ne woon na am na ñoo xam ne citoyen ordinaire lañ moom du citoyen ordinaire moo tax ñu defal ko lépp fu muy dëkk kenn du ko dëkk yoon fu muy jaar kenn du fa jaar wala dañuy arrêté ñëpp fu muy dugg di tukki kenn du fa dugg di tukki ak yeneen noonu lañ nee nag même bu defee njombe mënuñu ko àtte fi ñuy àttee Cheikh Tidiane Dièye ak parce que Déthié Fall sax am na immunité privilégiée mais mënuñu ko àtte fi ñuy àttee ñeneen ñi moo tax ñu ne dafa am kuréel buñ ko jagleel mooy haute cour de justice haute cour de justice boobu assemblée nationale moo koy taxawal day am président muy président cour suprême am ay ministre am procureur cour suprême am un juge des députés et première session législative bu bees bu nekk première session bi dañuy installer cour boobu ñu ne nag cour boobu rek moo mën a topp président de la république ci benn mbir mooy su dee def na haute trahison mooy li mu waatoon liñ koy fal li mu waatoon ne moom dina sàmmante ak constitution bi ak loi yi waaye dina sàmmulu constitution bi ak loi yi bu dee dem na ba loolu mu def safaan ba loolu mën nañ jàpp ni haute trahison loolu nag la Macky Sall def ci mbir mi moo tax ñu ne dañuy saisir assemblée nationale waaye suñu jógoon ñun rek dem saisir ko day mel ni mbir mi dafa yem ci politique wala ñu dañuy lancer dañuy ubbi pétition citoyenne pétition bi nag ñaar la dina am boo xam ne ci kayit la mooy bii nga xam ne xale yi lañ koy jox dinañ wër fépp ci garage yi ci marché yi ci feneen ak feneen ñu ne citoyens yi signé leen waaye dina am boo xam ne en ligne lañ koy def mooy ci internet bi nga xam ne ku nekk bitim réew feneen ak feneen ñëpp dinañ ko mën a signé bu ñu dañee ba dajale nombre signature yi ñu bëgg dinañu dem yéeg ko assemblée nationale yéeg ko xam nañ ne assemblée nag de xam nañ dafa ne waaye mbir bu jotee dañ koy dox ba mu mat dinañ dem yéeg ko assemblée nationale pour que ñoom mu des ak di seen diggante ñoom ak askan bi loolu mooy solos pétition bi la ca tegu mooy bind nañ aussi Union africaine ndax moom dafa war a dem jëli présidence Union africaine mais loolu tax amatul jotu Sénégal ba il faut mu ut fi premier ministre
waaye nañu bind union africaine aussi jox leen pétition bi comme ñi ngi ci war a waxtaanee yëpp dinañ ci waxtaan ak ñoom loolu moo ne woon li ñu bëggoon a wax fii di daaneel nag di wax ni moom Macky Sall dañ koy wax sénégalais du moom Macky Sall mooy tànnal Sénégal ku war a wuutu fii ci Sénégal ñaar yooyu laay tëjee benn bi bëri na ay sénégalais yu naan na ngeen ko ubbil bunt parce que moom si boppam xam na ni jeex na waaye bu ngeen ko ubbilul bunt boo moytul day rasu te boo moytul xeex bi dina jeex dama ne moomul réew mi doon bu ko li ko fi tegoon moo ko fiy jëlee mooy kàppu sénégalais kon ñun amuñu pour ubbil ko bunt amuñu pour négocier ci kaw sénégalais buñ ko falee mu yor réew mi juróomi at juróom-ñaari at tegaat ci juróomi at muy fukki at ak ñaar bu paree li mu def bu dee lu rafet dong la bu dee lu set wicc la wasalaam baax na ci moom sénégalais dinañ ko tàccu defal ko fi bernde bu réeréeri defal ko pôle national mu dem toog këram doon référence ci réew mi waaye bu dee safaan wa nag kenn mënul tee mu rendre compte sénégalais ci li ko dégg loolu du ñuy négocier muy benn ñaareel bi ñu bëgg mu leer nañi tamit mooy du Macky Sall mooy fal askanu Sénégal mooy fal bu ko neexee nag mu préparer candidat am ngemb ko defar ko dem ànd ak tubaab yi ñu jox candidat bi ordre national de xaw ma lan peut-être peut-être waaye 2024 peuple sénégalais mooy tànn ku ko doy bu dee Khalifa Sall la wala Karim Wade wala Ousmane Sonko wala Déthié Fall wala Cheikh Tidiane wala keneen mooy tànn waaye ala kulli xaal du mu nekk ci ñoom ñee ndax Sénégal doy na ci ñoom ñu ngi leen di gërëm leen sant. Voilà, merci beaucoup. Je crois que loolu moo doon solo point de presse ñuy jeexal rek bala ma delloo ma jox kàddu bi Cheikh Ndiaye may waat bi ci marche bi ñu ñëw ci marche yu Y'en a marre ak syndicat yi vraiment citoyenne la action citoyenne la ñëpp dañoo fekk donc ñu ngi yeesalaat woote boobu ma jox Cheikh Ndiaye mooy président de la commission des finances ak logistique bu coalition. jërëjëf Khalifa damay gàttal rek ñaari question technique rek laay joxe benn bu njëkk bi mooy complété lii ñu wax léegi ci conférence de presse bi Ousmane annoncé na pétition bii ñu génnee maanaam signature yi nga xam ne askan wi yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu signé ko fa ngeen nekk ay ndaw danañ leen ko fekk jébbal leen ko expliqué leen ko ngeen signé ko waaye dugal nañ ko aussi ci site internet bi nga xam ne créé nañ ko site internet bi signature en ligne mën ngeen ko ci def mooy 3W Yewwi I-2W-I-6 askanwi.org ma baamtu ko 3W.Yewwi-6 askanwi.org bu ngeen duggee ci site internet boobu bu bees la ñu ngi koy doog a taxawal di ngeen fa fekk pétition bi en ligne ngeen signé ko waaye di ngeen fa fekk tamit lien Kopar Express bi nga xam ne génnee nañu ko pour que ngeen mën cee def seeni contribution diggante dimanche ak tey yegg nañu 27 millions de francs CFA alhamdulilah ñu ngi leen di gërëm sénégalais yi de l'intérieur et de la diaspora gis nañu ni ëpp na 10 000 personnes yu dugg ci Kopar Express bi joxe fa seen xaalis Déthié Fall nee na dafa bëggoon référendum dafa bëgg 3 millions de sénégalais joxe ko incha allah dinañ ci yegg ndax lii ñu lancé jeexul ci benn fan collecte bi dafay dem ba campagne bi tëj chaque jour di ngeen am possibilité def ko li tax mu yeex te itam ñu ngi ciy baalu ak sénégalais yi nga xam ni dugg nañu ci Orange wala ci Wave bëgg a yónnee seen xaalis demul li ko waral mooy dañu bëggoon jël temps pour sécuriser ndax collecté xaalis baax na waaye dërëmu sénégalais boo jël baax na nga xam fa nga koy yónnee parce que ay numéro la sécuriser loolu ba ñu